benn waxtu ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi dina bokk ci li ñuy waxtaane ci xibaar yi mbiru santé foofee ci Pikine nag nemmeeku bi mooy yenn saa ay doomu réew mi jóg rek ngir jàppale way feebar yi jagle leen ay matériel wante nag li ci xaw a ñuul rek loolu dafay dem yenn saay ba xaw a niroog meeting ba tax na ñi nga xam ne rek ñoo fi feebar ak i seen mbokk ñuy sàkku ci kilifa yi rek ak ñiy faral di doxale ni mel ñu respecté ñi nga xam ne ñoo fa tëdd ñu wax ci wàllu SYTJUST ak travailleurs yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu santé ay fan ngi nag ñuy yëngu ci wàllu grève ba tax na secteur yu bëri ci activités yi xaw a tàggatémbe tey nag am nañu ab ndaje ak ministre bi ñu toog waxtaan rek xool li nga xam ne bu ñu ko defee rek jàmm dellu si ba ñu mën a amal seen liggéey ni mu waree dinañ dem Ndar foofee tamit étudiants yi rawatina waa UGB booba léegi mënu bu ñu dellu ci amphi li ko waral nag boru $2 milliards ñu gis ne rek moo fa indi xiirangaayoo ba tax na rek coordination bi ëmb étudiants yi Ndar di sàkku ci kilifa yi ñu toog waxtaan su ko defee ñu xool li ñuy def ngir mën a fay li ni mel dinañ wax ci wàllu tàggat yaram Soudan Sénégal jamono ji ñuy wax ak yéen gaynde Sénégal ñu ngi foofee ca Khartoum fas yéene taseeg Soudan rek loolu aju ci ñeenteelu fan bi nga xam ne rek moo war a am ci éliminatoire CAN 2019 gone yi Aliou Cissé nag jóg taxaw rek fas yéene indi foofu ab 3 points bu ko defee rek ñu toog a di bu baax a baax ci boppu groupe boobee nag fekk nañ fa ay doomu réew mi yoo xam ne takku nañ rek ngir gunge gaynde yi su ko defee ñu mën a indi ndam mbokk yi lii moo fi gënoon fës ngeen taaxiirlu ñu faram fàcce. mbokk yi asalaamaaleykum te leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ni ñu ko waxee léegi ci ponk yi foofee ci Pikine nag nemmeeku bi mooy yenn saay nga gis ay doomu réew mi yu jóg rek dugal seen loxo bu ko defee plateau médical bi xaw a jóg loole nag li ci xaw a ñuul rek yenn saay dafay mel dem ba xaw a mel ni meeting ba tax na aji feebar yi ak i seen mbokk ñu sakku ci ñooñee ñu xoolaat doxalin bi ndax ña fa tëdd rek dañu am ay jafe-jafe Abi Faye doxantu fa àndi ci ak Asmalik Thiaw. bu mu leen jaaxal benn yoon nekkul ci ngénte wala ci takk waaye ci biir hôpital bu wér gu yaram demee ba biir gu bëri gi sonal ñi feebar ñoom ñooñu amatuñu pexe ci centre de santé Baytala Diop ex-Dominique bu Pikine ña feebar ñoom mer ba futul lañu def ci cérémonie de remise de dons matériel bi ñu jàppee ne lii activité politique la bu ñu amal ci biir centre bi. parce que hôpital moom ku ne xam ne ay yëngu-yëngu àndul parce que tamit ay malade bu tëdd ay nit yoo xamante ni dañoo feebar am na yenn xam ne mën na ñàkk ci hôpital tamit. parce que ku nekk ak feebaram ku nekk ak lu ko fi am na ñoo xam ne ay problème bopp la ñu am ñoo xam ne ay problème bi parce que tamit calme moo tax ñu jóge kër ga indi leen fii pour bëgg lu calme. yow mënuloo ñëw def ay remise ba pare di ko booleeg ay meeting politique man de rafetlu ma ko. bileeg cérémonie ñoom ñi rafetlu wuñu ko benn yoon. mel ni mooy wane ni fii ndegam nii la mel ca kaw aussi. baaxul ci maladie sax yu dégg yooyu parce que c'est une pollution sonore hein parce que maladie nekk ci biir sax ak des femmes qui accouchent à ce moment-là grève am na duñu faju mais nga toog sa feebar aussi nekkoon ci calme te hôpital ñëpp xam nañ ko même en Europe boo duggee ci buntu bi silence la ñuy bind silence ça veut dire beaucoup de choses. ñuy woo autorités locales yi ñu xoolaat ana nan rek la ñuy organiser seeni activités. bu fekkee ne don lañ fiy joxe pour intérêt population bi le personnel de l'hôpital comme ni ma ko waxee rek dañ fa waroon nekk ñoom ñoo waroon recevoir don yooyu xool nan lañ koy joxe. ci wetu salle bi ñuy entré ñi feebar ak saalu réewle gi ndey ji réew bokk moomeel bu Pikine Ouest joxe ab matériel médical bu toll ci $250 millions ci suñu koppar centre de santé bile waaye bileeg mbir xumbute googee nga xamante ne am na ko tax na ña nekk ci hôpital bi ñoom ne neexu leen benn yoon te mbir mi lu ëpp la. Abi Faye ñu jaajëfal jóge Pikine doxantu ba foofee ca Ndar Géej foofee nag nemmeeku bi mooy fukki fan ak juróom ci weer bi lañu waroon amal ubbite université loole nag jotul antu ndongo yi jotul ñu dem ci amphi yi li ko waral nag dañu gis ne rek am na ab boru $2 milliards yu fa indi jaxasoo ba tax na coordination bi ëmb étudiants yi féete foofee Ndar di sàkku ci kilifa yi rek ñu amal waxtaan su ko defee koppar boobu mën a féete boor ñu teewlu leen.
ñun li ñu amoon lu ñuy wax mooy dañoo am méttutub xol te méttutub xol boobu nekk ci ñun moom lañ bëgg ne yuréet parce que kat lu fees tuuru Université Gaston Berger de Saint-Louis musul toog depuis ba mu commencé ba tey musuñu toog ba heure bi te jàng musul commencé mbir yaa ngi nasax te instant bi jàng bu nasaxee mooy réew mi dana yàqu te ñun parewuñu pour réew mi yàqu lépp li ñu war a wax mooy lan li di restauration ak œuvre sociale yi ba tey moom moo mënagul disponible moo tax ba tey jàng mi fii di Université Gaston Berger de Saint-Louis mënagul commencé te loolu di ko waral mooy lan benn bor la boo xamante ne kii di directeur du CROUS maanaam le CROUS amel na ko ñiy restaurant yi te bor boobu moo ñu wax ci koom bi bàyyeekoo ci géej gi foofee tamit ñi nga xam ne ñooy mareyeurs yi dañuy sàkku rek ci kilifa yi li nga xam ne carte bi leen di may ñu mën a exercer dafa cher lool rawatina pesage bi nga xam ne rek ñu ngi koy amal yenn saay ci seen ay produits ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi rek ñu xoolaat doxalin bi bu ko defee perte yi nga xam ne dañ koy faral di am yenn saay ñu mën ko wàññi ñu teewlu kenn ci ñoom di Fatou Diagne. La Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs doon yeesalaat bureau profito à l'état. mooy carte professionnelle bi nga xam ne moom la ñuy fay muy carte mareyeur carte boobu amul benn carte koo xam ne benn carte profession boo xam ne dañ fay lu ni toll parce que ñi nga fay par exemple 50 000 la lay dikk carte bi par an chaque année nga renouveler ko 30 000 francs boobu jafe-jafe yi nga xam ne ci leen doon wax loolu ci la bokk na ci aussi oto jën yi nga xam ne dañuy tardé ci pont bascule parce que oto jën bu yëpp produit périssable ba pare nga ñëw ci pont bascule fekk fa ay camion ngay rang pendant ay 2 heures de temps ay 3 heures de temps te war a dem ay Tamba ay Ziguinchor loolu dafa métti ci ñun te oto jën waratuñoo jaar pont bascule dañ ñoo war a teggi ci pont bascule parce que oto jën waru ci yéeg sax waxuma laa nag di ci jaar di fay parce que oto jën bu war a ñëw Kaolack war a mën a jaay jën bu yomb ñu ñëw jaar pont bascule ñu fay la 300 000 350 000 nga jël xaalis boobu nga tegaat ko ci kaw jël yi war ko jaay population bi kon population bi te ñun li suñu liggéey mooy ñu fexe ba population Sénégal mën a yokk lekk jën wu set jën wu yomb jën wu rafet loolu boobu mooy suñu principal objectif te danañ ko xeex na ak nu ñu ko mën a xeexee ba nga xam ne oto jën du yëg pont bascule carte mareyeur yi nga xam ne ñu ngi koy fay chaque année 30 000 amul benn carte commerçant par 5 ans la permis de conduire sax par 3 ans le minimum kon donc carte mareyeur yi nga xam ne par chaque année nga fay ko 30 000 francs loolu boobu vraiment bëgg nañ mu jóge fi moom. ñu wax ci wàllu traitu gerte bi ñi ngeen ko xamee rek ay weer yu néew ñoo ci des ba tax na rek ñi nga xam ne ay opérateur privé stockeur di yëngu ci wàllu njënd meeg njaay ñoo jóg rek taxaw di sàkku ci kilifa yi ñu jël li nga xamante ne rek mooy matuwaay yi war su ko defee koppar biñ ci war a dugal teel a teew bu ko defee rek commercialisation boobee mën a dox ni mu anto ñu teewlu ci boobule reportage Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs doon yeesalaat bureau profito àll ci nag pour mën a càmbar nañ la ñuy duggee ci campagne njaayam gerte bi de waaye li ñu xamle moo di que ne pour mu jaar yoon faw ñu teel a jot ci financement yi ci loolu le la ñuy woo ki di nguur gi. pour def commercialisation bu mucc ayib nag dafa am lu bari lu mu làmboo lu war a am mooy faaw opérateurs yi dañuy am xaalis parce que xaalis bi mooy tax mën a tax ñu def campagne te xaalis boobu des fois li koy gàllankoor ci début campagne bi. mooy dette yi nga xam ne dañu ko ameel CNCA ci muy semence yi nga xam ne moom lañ joxeel état bi war koo fay ku ne xam na contrainte état ak lenteur administrative yi dana tax léeg-léeg dafay tardé ca bu tardé rek day impacté ci campagne bi donc loolu moo tax ñuy interpeller nguur gi ci bor yooyu pour que ñu teel ko libéré ba nga xam ne danañu mën a jëlaat ay bor ci banques yi pour mën a dem ci campagne boo xam ne campagne bu baax la. li xew nag Sonacos jamono jile ak seeni diwlin bi ñu ne dañ ko stocké te jarul toll ci 7 milliards de francs CFA ak jàllu gerte yi nga xam ne boo rombee seeni seko ya nga di koy seen loolu tamit tiital na ñi di opérateurs yi. loolu dañu tiitloo parce que ñun tamit Sonacos mi ngi ñu ameel mënuñu fay donc loolu jafe-jafe la. Sonacos li ngeen wax boo jaaree Lindiane yéen a ngi seen ay montagnes yi gerte yoo xam ni ma nga fa kenn nalu ko loolu it mën naa tiitloo nit ñuy jàpp ni Sonacos mun na am problème ci fu mu stocké gerte ren. Modou Fall mi de ñu tabb bees ci seen assemblée générale bi de di woo tamit ñi di usines yi nga xam ne ñoom ñooy jënd gerte bi ñoom it ñu dugal ci seen loxo bu baax a baax di teel a fay ñii di opérateurs yi ko defee jàpp nañ ne campagne bi mën na ñàkk bëri gàllankoor. Ibrahima Diamé ni ñu ko waxee woon léegi ci ponk yi waa SYTJUST di kuréel bi ëmb ñiy liggéey ci wàllu santé bi nag wàllu justice ngeen baal ma ay fan a ngi ñu nekk ci grève rek di sàkku ci kilifa yi ñu xoolaat seeni conditions de travail ba tax na nag ñu ngi am njort ne fii ak ay simili yu néew ba muyul dinañ am déggoo ndax am nañu tey ab rencontre ak seen njiit su ko defee rek ñu mën a waxtaan ci yoon bi ñuy aw ngir mën a dellu jàmm ci fi nga xamante ne rek mooy seen biir secteur d'activité tey nag fii ci Almadies
ñu yem ci li nga xamante ne rek ab oto bu làkk ba jeex tàkk fu loolee xewe ci université polytechnique kilifa yi nga xam ne rek ñoo fa teewoon rawatina sapeur pompier yi sukkandiku ci li na mel di ñaax ñi nga xam ne ñooy dawalkatu oto yi ñuy fagaroo li nga xam ne rek mooy extincteur bu ko defee saa yu jëyee leen dabee rek ñu mën ko sukkandiku laata ñi mën a am wàllu Maymuna Njaay teewoon na fa andi ci ak Jili Jéeme. bi muy gaare otoom di dugg ci université bi nga xam ni foofu la war a inscrire ngir jàngee fa étudiant bi xalaatul woon benn yoon ne otoom mën naa lakk ay simili ci ginnaaw mu gis lii tax kenn mënu koo teg bët mu far sax na bëtu oto bi lakk ba jaaxal sapeur pompier yi nga xam ni ba ñu yegsee sonn nañu loolu ngir fay lakk gi. lakk gi jege na waxtu situation bi dem ba jaaxal ñi fi taxawoon soldat yi dañoo dem sax ba jëlaat beneen xeetu ndox ñu koy wooye sax muus ngir mën a fay lakk gi. oto bi essence moo ci nekkoon booy xool réservoir booy xool romb na ay 200 et quelques litres léegi nag bi mu nekk essence amoon nañ benn dispositif bu ñuy wax injecteur à mousse bi ñu ko branché doxul raison pour laquelle bi ñu fayee ba benn instant ñu jël ay siwo après ci laa ibbi réservoir bi après na ma xam ne réservoir bi foofu la ñu jël mélangé ak ndox mi sotti ko foofu loolu moo tax mu fay carrément. ñu ne mënoon na fay gën a ñaaw ñi ngi sant yàlla ndax kat kenn ñàkkut ci sabakan brigade sapeur pompier bu jëppal nee nañu duñu bàyyi noonu ñi ngi gën a ñaax askan wi. te oto bu nekk réglementairement da nga war am sa propre moyen d'extinction muy extincteur mais am na ay oto yoo xamante ne surtout léegi nu mu tuddati oto yu bees yi gën a léegi-léegi soit day fonctionner ak essence wala gaz mooy comme les véhicules taxi iranien la voilà noonu lay def quoi loolu moo tax bu tàkkee rek wala bu amee benn anomalie nii rek automatiquement rek dafa gaaw tàkk. ñu wax ci wàllu politique ak ki nga xam ne rek benn mouvement bu ñu taxal fële ci Tëngéej ci mu aju rek ci fexe ba fal ki fi nekk njiitu réew Macky Sall ci élection 2019 yi ñu waajal Aminata Touré nag sukkandiku ci li ne mel ngi ñëwaat rek ci xiiroo ŋaayoo bi ñu nemeeku ci biir APR ci boobu la diwaan mu gis ne rek ñooñee ku ci nekk da nga farlu ba tax na rek ngay faral di doxali ni mel wante faw waxtaan am su fekkente ne rek dañu fas yéene tabaat ki nga xam ne mooy seen président di Macky Sall ñu teewlu ko ci micro Ousseynou Thiam. waaw mais xam nga activité politique moom souvent aussi dinay am quelque coow waaye li ci ëpp solo mooy liggéey wi te tey jii def naa ne taxawaay yi wane na loolu ni ngeen ko gisee ay responsable rek fi newoon ay responsable ay soxna amoon aussi ay responsable jeunes yu fi ñëw ñu waxtaane li nga xam ne moo am solo mooy liggéey wi président def loolu lay lancé appel suñu responsable yëpp loolu mooy li am solo fi léegi 24 février ndax newuñ ci benn élection bu dul élection présidentielle ku ci ne fa nga ne war ngaa góorgóorlu ba vraiment wàcc ci base yi waxtaan ak population yi citoyens yi jël seen signature ñoom it ñu sawar ci lool résultat yi ñu jot a am te ICS it wane ko résultat yu am solo la loolu mooy li ci ne vraiment tey moom am nañu mbégte lool fekkee mobilisation bi. Barthélémy Dias mu ngi woon ci diwaanu Benelux foofee ca Belgique foofee nag la ñu tànn rek ngir bokk ci li nga xamante ne mooy ab forum bi ñu fa taxawal li ñu ci jublu rek mooy jébaane kilifa yi maanaam li ñuy doxale ci dossier ki nga xam ne rek mooy ñi askan wi wala sax ni nguuru Sénégal di doxale foofee nag la ñu taamu rek ngir waxtaan ak seen militant fexe tamit ba kilifa yooyee mën a dugal seen loxo. bu ko demee rek ñii di xalifiste yi nekk foofu Europe mën a xam ana nan la Sénégal di doxalee ci wàllu élection yi ñuy waajal rawatina lépp lu aju ci wàllu carte d'électeur yi Ibrahima Camara teewoon na fa. dëkku flamand bi di Anvers la ñooñu Khalifa Sall yi ne Europe taamu ngir dalal seen ñaari gan yi ndaje mi ñeel ab lël bu jëm si wàllu yoon ak tëraayam ci Sénégal. ñu bëgg yi tamit génnee seen ñooñ bi di Khalifa Sall. ci kaso bi si tamit suñu mbokk sénégalais yu nga xam ne ni ëllëgu Sénégal daf leen ñor démocratie wu Sénégal tamit daf leen ñor ñoo waxtaan si ak ñoom lu ñuy gën a wut ci ndaje bi mooy nit ñi mën a wax ñun ñu dégg ñun tamit ñu mën a wax nit ñi dégg ndax ñu réeroo bañ a am. ñëw remobiliser base yi jox leen nuyoo Khalifa Sall wax leen ni moom yëg na fa mu ne jàppale gi ngeen ko jàpp te bàyyiwu leen gor nag moo mën loolu gor nag moo mën kanam mën gannaawam ndax ñu bari bi mu méttee ñu ngi daw
tey li muy métti góor ñaa ngi taxaw ni Khalifa métti na mais duñu la bàyyee donc ñoom ñu ngi ci parrainage bi ñu ngi ci remobilisation base yi. Sénégalais yi ne Europe di ñaawlu ñàkkum jot seeni carte électeur yi ba néegé nii. boo ñëwee ñun la carte bi newu fi mbaa carte yi ne fii du waa pour ñooñu beneen dëkk la waa dëkk ba ba fa demee yeneen carte ñeneen la boo ñëwee ngi naan newu fi mbaa boo jotee sa carte ñu bind ci que nekk ko ci fichier électoral mbaa mën a voté ñoom nag seen militant jot nañ seen i carte nga xam ni boobu façon élection day doy waar. ñàkkum kaaraange bi lëmbee mim réew jamono ji itam maire Médina bi di Bamba Fall daal di ci àddu. léeg-léeg sax da ngay jàpp sa sàcc woote ñu naan la police bi amul effectif ak amul moyen oto bi amul carburant. booy dem aéroport Blaise Diagne di nga daw lu yàgg lamp sax doo ko gis ci lëndëm gi ngay daw donc yaakaar naa réew bu fekkee ne ñi ko jiite dañoo tële dañuy bàyyi ñi ko mën a yor ko te bis bu Khalifa Sall yi réew mi dañuy xam ne lépp dëgg la. si ab ambiance mbégte ak waxtaan weccoo xalaat ngir ñaax seeni militant nemmeeku nañ ko fa itam. Ibrahima Camara ñu dellu fii ci Ndakaar wax ci njàng meek njàngale mi rawatina ci biir réew mi li ñu duppee nag programme zéro abri provisoire amal nañ ko ci diwaanu Kaolack ak Fatick liñ ci jublu rek mooy fexe ba gone yi mën a am makkaan yoo xam ne dañu fa toog jàng ni mu waree loole nag amal nañ ci ab liggéey yu baax ñu teewlu reportage Chérif Dia ànd ci ak image yu DRTS. Mbaleka Diaw di diwaan bu nekk ci région bu Fatick fii abri provisoire yi di sàkket yi nga xamante ni ak i mbaar yi élèves yi doon jàngee ñi ngi koy soppi ndànk-ndànk li koy firndeel rek mooy bloc administratif bu bees bi nga xamante ni tabaxal nañ leen ko fii. amoon ñuy jàngale ci biir dëkk yi lu ñuy tudde abri provisoire du woon sécurité et puis doo mën a contrôler élèves yi ba xam ci li ñu nekk ndax ñu ngi jàng normal bon professeurs yi doo mën a xam ndax ils sont là à l'heure. mbégte mu ni mel dafa mel ni wayjuru ndongo yi ak jàngalekat yi moom lañ am ci diwaan bii di Ñaaxaar fii abri provisoire yi sax daanaka ab menace la woon ci jàngalekat yi. fukki classe ak juróom mais fukki classe ak juróom yooyu ay jafe-jafe lañ doon am parce que classe yi ñu ci njëkk a tabax dañu yàgg am nañ juróom-ñaar fukki at ak juróom ba loolu sax moo waraloon at yële passé 2014 ñu amoon classe boo xam ne dafa daanu woon ci ab maître ak ay élèves. ba d'office dañ mujjoon jël maître boobu yóbbu ko parce que gaañu yi mu ci amoon. programme bii ñëw mooy programme résorption des abris provisoires nekk loo xam ne vraiment ñëw na fii ci école bi ñu am ci ñetti classe. Synergie Afrique di entreprise bi nga xamante ni moom mooy tabax lot 1 bu programme zéro abri provisoire nee na dina def kéemtulaay kàttanam ba teel a jébbal yi salle de classe. ñun dañu ne li ñu leen jox liggéey leen ko ci ñaari at ñun suñu directeur général ne ñaari at. buñ ko liggéeyee ci ñaari at ça veut dire que nous ne sommes pas performants pour wane ne nous sommes performants il faut ñu liggéey ko lu yées ñaari at. beneen gëneel bi nag moom mooy rek xëy mi nga xamante ni liggéey bi dina ko jox ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci diwaan yi. ñu dem ba ca bët Saalum réew mi foofee ca Fulaadu taalibe murit yi ñu ngi waajal bu baax a baax lépp lu aju ci màggal Tuuba atum ren ji ci ay activités yu ñu amal. ñu porox ndalu ci li ni mel tamit ngir waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy dawalkatu woto yi ñu mën a def ndànk su ko defee rek ñu mën a moytandiku ay accident yu bëri ci loolee nag amal nañ ci ay waxtaan yu takku bu ko defee rek ku ci nekk xam ana ban taxawaay nga ci mën a am Abdoulaye Diallo. ñu fas yéene ko amal le 28 octobre bi ñu dëgmal màggalu Tuuba la jullit ñi di waajal bu baax a baax ci diwaanu Kolda taalibe murit yu jawbe kabendu ñoom mbooloo takku bale seeni am-am jëmale ko ci màggalu ren ji. muy bis bu mag bu ñuy teeru te egguñ ci muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar te murit yi am ci beneen gis-gis ak beneen pas-pas bu bees boo xam ne tàmbali nan di màggal weer wi loolu moo waral sabab bi ak woote bi tey jii. mboolem mbokki taalib bi si dëkk jaw bi yëpp ak anaam bi ak kabindu di murit di xaar di tiyaan di laayeen ñëpp ñëw leen si ànd koog ñun nag wax dëgg yàlla ñu koy rafet lool te di ñaan yàlla lépp luñ ci bokk jëf liñ ci jàng ci alxuraan mu néew mu bëri ak xasida suñu borom nangul ñu ko làqal ñu jëf ci fi eggut fi yàq eggut loolu mooy sababu bis bi. mboolem taalibe bu Touba Diawbe ak seen i njiit ñooy profito ci seen i bii ndaje ngir ñaax bépp dawalkat oto tey wutali Touba ngir màggal na boromam daw ndànk dal ndànk. ki yóbbu nit ñi na leen yóbbu ci condition yu baax waaw loolu daal comportement yooyu daal li nga xam ne buñ ko sàlla woon dana baax lool
alimentation générale di si gis seen bopp waaye kenn ku nekk nag nga def sa kem talaay kàttante ak sa lay taxalaa te xam ne doomu aadama lépp lu mu yëngu rek bis dana ñëw suñu borom teg la xisaab ci loolu kon loolu it ñu ko bàyyi xel kii jaay na jaay lu baax waaw te ñoo ngi koy ñaan bu baax di ko dénk di si ñaax mbokki taal bi yëpp it ci barki Cheikhul Khadim moom daal li ñu ñaan fépp foo xam ne daal doomu aadama nga fay jógee yéene ñëw Touba Mbacké incha allah ci màggalam ko tedd gi yàlla na suñu borom indi ci jàmm ak salaam waaye delloo la ci jàmm ak salaam kon niñ ko waxan ci yi nga xam ne ñooy yóbbu ko di itam ñu ngi leen di ñaan tey ak dal ngir yàlla ak yonent bi jëmi Sëñ Touba. ñoo ngi jeexale seeni yooyu yëngu-yëngal ci ab caravane ngir ñaax mboolem jullit ci wàllu jàmm bi law ba faw ci suñum réew ak ci réew yi ñu dendal ngir jàmm diggante jullit ñi ak di yokk yërmande jëmale ko ci askan wi. aywa bàkk ba jub na ci wàllu tàggat yaram ñu fas yéene wax diggante Soudan ak Sénégal jamono ji ñuy wax ak yenn gaynde yu Sénégal ñu ngi foofee ca Khartoum gannaaw fukki waxtu yoo xam ne rek amal nañ ko ci voyage bi bu ñu yegsee nag fësal nañu seen taxawaay xool ni ñuy fas yéene taxawaay rek bu ko defee ñu mën a indi Sénégal ñetti poñ yi ñu teewlu leen ci micro Mor Xarma di ci ak Mamadou Ndiaye. avec beaucoup de sérénité. match qualification la fas yéene nañ jogante si dal dinañu récupérer bu baax laata match bi talaata ñu jël ndam li qualifié wu si Coupe d'Afrique 2019 benn yoon. Je pense qu'on préparera bien pour se qualifier dès mardi soir. waaw ça va def nañ voyage bi xaw na gudd tuuti mais ça va quoi noppale ko nañu baax mais voilà ñu ñëw fii pour deuxième match bi ñu jéem a def 3 points quoi voilà le plus possible. On sait que ça va être un voyage. vol bi yàgg na moom wante ay professionnel lañ loolu jaaxaluñu suñu mébét mooy dóor Soudan. C'est le boulot et voilà il faut s'accrocher pour espérer prendre les 3 points pour le prochain match. ñu desandi ak équipe nationale bu Sénégal nemmeeku bi mooy gaynde yu Sénégal ñu jiitu sax équipe bu Soudan foofee ca Khartoum fédération sénégalaise de football ci seen njiital di maître Augustin Senghor di rafetlu li ni mel gis na rek. lu baax la ngir mën a am poñ yi nga xam ne moom lañ dem wuti foofee ca Khartoum ñu teewlu ko ci micro Mamadou Ndiaye. conditions yi ci avion bi baaxoon na torop comme niñ ko baaxoo di def donc équipe bi tam yegg si na waxtu kontaan nañu torop gis suñu mbokki sénégalais yi teeru si ñu def naa loolu dina gën a ñaax joueurs yi comme ça ñu mën a gagner fii mardi pour maanaam ñoom delloo leen njukkal mais aussi assurer qualification bi. léegi nga xam ne ñaari match yi des dinañ ko mun terminer avec maanaam li tubaab di wax sérénité bu doy. waaw plus la parce que daf ñuy may ñu gën a gaaw a récupérer waa conditions yi tam nga voyager si conditions yu baax dafa am solo ñëw si dëkku jaamu tam jiitu ko fa defe naa psychologiquement lu important la ak si temps en terme de récupération loolu rek day wane ne ñu ngi jéem def ay jéego ci wàll boobu pour raw yeneen dëkk yi. supporters yi féete foofee ca Soudan di ay doomu Sénégal ñoom ñu ngi takku rek fas yéene gunge équipe nationale bu Sénégal donte takkuwuñu rek wante fas nañu yéene am taxawaay bu leen di may rek ñu gunge gaynde Sénégal ñu teewlu leen. match bi ñu ngi koy préparé bu baax aussi donte sax tey lañ xam ne joueurs yi tey la ñuy ñëw mais dañoo bàyyi lépp xam nga pour accueillir joueurs yi aussi journée le match bi tamit dinañ dem stade supporter joueurs yi parce que ñun tamit ay sénégalais lañ dañoo nekk fii rek di jàng mais match bi bu jotee dinañ dem stade supporter joueurs yi ñoom Sadio Mané ñoom Diao Baldé suñu fierté lañ quoi. mobilisation kon ni ngeen ko gisee rek donc xam nga ñun amuñu lenn lu dul suñu réew amuñu lenn lu dul suñu équipe encore amuñu lenn lu dul Sénégal quoi donc moo tax ñu préparé ko nii pour teer leen ci dëkk bi war leen nii boo leen ñëwee di ngeen fekk seen i mbokk di ngeen fekk seen i ay doomu Sénégal ñu supporté leen donc na ngeen defoon fële rek ngeen def leen lu ko raw wala ngeen def lu nu mel quoi incha allah. mobilisation bi moom union bi defal na def na li mu man yëpp pour préparer recevoir ay joueurs am ci li mu leen war a recevoir te dinañ lu bari ay surprise lay doon instant bi duñ leen ko mën a gis mais buñ demee ci terrain bi dinañ gis ni étudiants yi dinañ def lépp pour dinañ tertu seen i joueurs dinañ leen dalal dinañ leen supporter boo xam ne mosuñu koo gis fii ci Soudan rek étudiants Soudan yi lañ ko mos a gis te ñoo ngi xaar ci ñoom ñu def ndam lu rëy incha allah comme niñ ko defee woon.
supporteru Soudan yi tamit ñu ngi waajal jongante bu baax a baax wante ñoom nag gis nañ ne dina métti trop ci seen équipe ñu mën a daan ñii di waa Sénégal wante li leen gën a neex mooy mën a gis ay Sadio Mané ak ñoñam ñuy football foofee ci seen réew loolu pour ñoom mbégte bu mag la Mamadou Ndiaye andi ci ak Mor Xarma. gannaaw seen match ba ñu ñàkk ci samedi bi foofu ca Dakar 3-0 soudanais yi xëyee gën ak tàngoor gu metti ci dëkk bi fii ci Khartoum température bi yéeg ba toll ci 35 degré ñi bëgg football ñoom ñu fekk leen ñuy waxtaanee match bi waaye ñoom li ñu jàpp ni Sénégal moo mën fuuf équipe bu Soudan. Extrait. A very good match, of course, for Senegal, but not for us. Our team is a little bit rusty. gis nañ match bu samedi bi mu nekkoon match bu neex waaye nag équipe bu Sénégal bi moo mën bu Soudan ndax équipe bu Sénégal boo ko xoolee dafa jóge coupe du monde te joueurs yu mag la am ñuy football ci championnat yi gën a mag ci monde bi te dinañ jàpp nañ ne sax ne que match bu talaate bi dina jafe lool Soudan am ndam ci kaw Sénégal. Just have to focus a little bit, something like this. ñeneen ñi ñoom di rafetlu bu baax équipe bu Sénégal bi fas yéene ñëw football fii ci talaata ji joueurs yi ñuy jàkkaarloo ci championnat yi ñu ci mel ni Sadio Mané moom sax attaquant Reds bi moom fii nga xamante ni fii ci Khartoum dañu jàpp ni star la fi ndax ñëpp a ko fi ràññee. السنغال بالعربي السنغال فريق قوي فريق كويس ساديو ماني رفع اسم الأغارة الأفريقية أفريقيا Go Senegal, go Senegal. Go Senegal. Sadio Sénégal champion de mo Africa. Sénégal Soudan nekk ñeenteelu journée ci éliminatoire u CAN 2019 bi gaynde yi di jouer seen qualification fii ci Khartoum match bi ñu ngi ko jàpp talaata ci bu 17h30 jotee foofu ci Dakar 19h. Mamadou Ndiaye ñu bàyyi ko foofu Khartoum ñëwaat fii ci Sénégal wax ci li nga xamante ne rek mooy Jeux 2022 yu Sénégal fas yéene dalal athlètes yi ci loolu nag ñiy yëngu ci wàllu athlétisme fii ci Sénégal gis na rek foofu ñu tàggat xale yi su ko defee rek ñu mën a am ay raaya teewal bu bés ba réewu Sénégal kenn ci ñoom di Farafal moom ab formateur la bu nekk fële ca Sénégal de Thiès àdduna ci jëmale ci boobu la xew-xew ak taxawaay bi Sénégal war a am. nag challenge la pour sunu xale yu ñu formé yi ndax avant ñu leen di former ñoom seen bopp dañoo encadré woon ay xaleel ñu tudd leen initiateur maanaam dalal xale bi ci école d'athlétisme fi ñuy waxee tëppanamara IUOAE ñu jóge ci loolu muy 6-12 ans yi dem ci 13-15 ans yi xale bi commencé màgg commencé étoffé wu ñu am programme boo xam ne mooy encadré xale boobu maintenant ñoom ñii ñuy formé ñoo ngi leen formé ci 16-19 ans 16-19 ans nag mooy période bi nga xam ne mooy ci la ñu war a def les Jeux olympiques de 2022 donc loolu la leen jàngal ñu leen nag ni léegi bu ku ci nekk boo delloo ci sa région lu gàtt da nga encadré 10 xaleel boo encadré 10 xaleel ñoom 300 lañu mu nekk déjà 300 athlètes encadrés bien encadrés donc ñu yaakaar ni ci biir 300 athlètes yooyu au moins athlétisme du ci rus bu Jeux olympiques yi jotee ñun war nañ ci mën a am taxawaay bu ñu ci taxawee. yegg si nañ ci xëtu yéenikaay bi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf takk bi ministère des finances def jëmale ko ci xayma tolluwaayu réew mi ci wàllu koom ak dundinu askan wi l'observateur nee nañu ko dégg ba noppi déglu wàll wu nekk ak ca yëngu da ngay mel ni ku nekk ci gént baa nga nekk ci meneen Sénégal bu bokkut ak suñu bos ne li ñuy wax ak li am ci terrain bi loomaate na dafa mel ne yàlla ak yàlla mu di ci wàllu mbay gi wàllu càmm gi wàllu njàng meeg njàngale mi wàllu wér-gu-yaram mbirum taux de croissance économique mu di ndëgër lay gi ci wàllu koom gi ba ci dette publique bi wàllu woo ci jël ña ca yëngu nee nañu li am sore na lool ak li ñuy wax l'observateur xëy tënk wax ji ci yile kàddu mu di le grand maquillage moom Macky Sall source a nee nañu fu mu toog war na di sant ak gërëm Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre li tax moo di moom président dafa war a dem Touba ci ngan gi mu fa baaxoo at mu nekk bu ñu tollee ci jamonoy màggal waaye ci nganu ku renam gii nag Serigne Moudou Bousso Dieng président association jeunes chefs religieux moo waajal ba jekk ànd ak yeneen nit yu fara ci kujje politique gi te nekk ca boobule diwaan génne ay moyens yu am doole ngir saboter wisitu président Macky Sall ba ca Touba journal bi nañu Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre di porte-parole xalifa général
des mourides bi yëfi ne toq ci ab noppam ci la ko lijjanti wax ak ñi mu war a waxal bu dul woon loolu président bu demee ca Touba dana fa gis biddi yu bëccëg Les Échos nañu moom Macky Sall nee na léegi bu ko neexee nelaw ba yandoor ndax jën wi gënoon a mag ci wàllu politique ci Ndakaaru fexe na ba napp ko mu di Moussa Sy yéenekaay bi nañu Moussa Sy la doon waxal moom la wax loolee ci audience bu ñu doon amal seen diggante ñoom ñaar njiit réew mi Macky Sall ne ko dem nañu ci législatif yi maak yow dañoo maxinil ca Parcelles Assainies ñu dem ci référendum yi dañoo maxinil léegi xanaa boo ñëwee ànd ak man moom kenn duñu àttan mu tegal ko ci ne léeg-léeg daan naa tooñ Amadou Ba ak Mbaye Ndiaye naan leen munu leen a gañe Moussa Sy ca Parcelles Assainies te mun leen ma ko indilit mu bokk ci sama njaboot Les Échos nañu la ko Moussa Sy tontu ci audience ba bokk na ci li mu ne ko man kenn moomu ma toll waaye taxoon ma demoon ca Khalifa Sall doon ko jàppale ministre Moustapha Diop jàpp na ba mu dëgër téye na ba mu wóor mboolem yéene kaay ñu xëyandool xëy ñu xamal ne maire bu Louga Moustapha Diop doo nit ministre industrie keroog samedi toj na stade Alassane Djigo bu Pikine mouvement bu bees bi mu taxawal ñu naan ko CAM di convergence autour de Macky Sall moom la doon lancé Le Témoin, Source A, L'Observateur, Rewmi Quotidien, Libération, Le Quotidien ba ci L'Observateur ñoom ñëpp xëy nañu xibaar bi doore kook Direct Info mi ñu ne Moustapha Diop ubbi woon na saison bi tëjaat na ko keroog samedi ci stade Alassane Djigo ak mbooloo mu bari mobilisation bu rëy stade bi dem sax ba kenn amul woon foo taxaw ña fa teewoon ci mbooloo kenn xamul lu mu toll yéenekaay bi tegal ñu ci ne am na lu ma téeméeri militant yu ne woon ci bokk gis-gis jugee nañu fa dem fekki Moustapha Diop ca CAM ngir jàppale ko ba mu mën a falaat président Macky Sall joxaat ko beneen mandat 2019 mouvement boobee di convergence autour de Macky journal baa ngi ñuy xamal ne amagum na lu toll ci ñetti téeméeri junniy membre nee nañu joxaat président Macky Sall deuxième mandat espoir la woon maanaam yaakaar la woon léegi nag ak convergence autour de Macky dana doon réalité yéenekaay bi nañu wéetul woon ca xew ndax ministre Matar Ba ak ministre Birima Mangara ñoo nga woon ca wetam doon ko jàppale mu ne président Macky Sall sens la ci réew mi te fii ak 2035 dinañu gis ne Sénégal émergent gi ñu doon wax du waxi kese lu am la li amoon ca stade Léopold Sédar Senghor keroog samedi yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëy nañu ci dellu si enquête nañu Sénégal moo fa doon football ak Soudan mu di max bu jëmoon ci qualification Coupe d'Afrique Cameroun 2019 Sénégal moo ci dóor Soudan ñetti bal ci dara enquête gis ne gaynde yi daanaka wenn lokk la ñu def jasit yu Soudan yi Soleil national nañu gaynde yi gagné nañu ba noppi gën a dëgëral seen toogaay ci groupe bi ñu bokk record yéenekaay nañu équipe nationale bu Sénégal di goney Aliou Cissé yi benn ndam rek bu ñu ko amee ñoo nga ci Coupe d'Afrique Cameroun 2019 ndam li ñu am keroog seen digg ak Soudan stade yéenekaay nañu mooy juróom-benneelu ndam yu tegaloo yu Aliou Cissé ak i gayndeem di am ci stade Léopold Sédar Senghor Le Quotidien moom am ci beneen gis-gis mu di gaynde Sénégal yi dëgg la keroog samedi gagné nañu Soudan ci ndam lu rëy te yaatu ñetti bal ci dara waaye lañu football seen digg ak Soudan ak nañu ko footballee dalul am xel. Mamadou Mohamed Ndiaye jërëjëf yéen tamit naka noonu ci teewlu bi ak safo bi di leen ñaanal kenn lu jàmm jërë ngeen jëf.